merci d'être avec nous ñu ngi leen di ñaanal guddi gu neex ci télévision Futurs Médias dañuy doog di tàmbali ñu fàttaliwaat leen ko gërëm partenaires yëpp ñi nga xamee ni ñoo jox confiance quartier général bi am na ndox mu mees boo xamee ni xam naa ci gën xuus ndox mi oustaz mu ngi tudd CO ndox mu woyof la waaw boo ndogoo ba noppi daal boo ko naanee di nga mën digérer et puis ndox la mu am qualité. xanaa gan la waaw eau minérale la gan la waaw. CO la tudd waaw day doog a ñëw waaw ndox mu baax la sax. waaw il faut que mu may ci leer na waaw ni ma ko gisee leer na. waaw ndox mu baax la de. dafa zam-zame. waaw oui ma wax boobu nag ñoom si war nañ la ci jox ba bare bare. waaw kay. zam-zam lima shuriba. man maa ngi wax rek. Rasulaay nee na zam-zam loo ci yéene mu sotti. macha allah macha allah. zam-zam. lima shuriba. te boo cay naan lu bari du tax mu bari sa bawlu loolu la sëñ Hadi waxoon. wallaahi. boo mën ngaa naan lu baree bari du tax nga bëgg a dem tuuri ndox. moo tax boo demee màkk. nit ñi du ñu yam rek ci jàpp ci. man dama daan tooyal sama yére yi sax. armal bi yëpp tooy xepp. sama pèlerin la bu ma su ma leen tawaafuloo. ba ñuy dem di daw yi Safa ak Marwa. dañuy naan këpp ko seen yaram yëpp. ma ne waay wallaahi zam-zama ngoog. te ndox ma du jeex ab teen la man musuma gis loolu déedéet du jeex. zam-zam lima shuriba. macha allah ndox ma du jeex xoolal jamono yu ñu ci Yàlla Ibrahima. keroog ba Ismaayla ndox ma génnee ba léegi. loolu ñaata temps la alaaj Pape kenn xamulum ëpp na junni at waaw ba tey zam-zama nga fa. wallaahi. du jeex mukk di gën a bari. wallaahi macha allah kon ndox maa ngi CO la tudd CO na ngeen ko di jënd ndax ndox mu baax. ba seerul de seerul ndox mu baax la seerul. jamono bii day kenn warul jaay lu seer. dara seerul de fi mu ne les temps sont durs mais bu ñu bëggee génn ci période bii nag nañu respecter mesures barrières yi. am na ci dëkk yu bëri yoo xam ne ñu ngi leen di xalaat Bessel yow yaay faral di dem ci dëkk yi te ñoom it ñu ngi bàyyi xel bu baax ci comportement yi ñi dëkk ci biir dëkk yi nekk Sénégal parce que Sénégal moom du Dakar kese loolu yàgg nañu koo wax. comme ni nga ko waxee rek Sénégal moom du Dakar kese te bu ñu nee Sénégal dëkk yooyu tamit dafa cee bokk. et comme te nag mbas bi dafa ñëw daal di lëmbee nag àdduna mais rawatina nag ñi nga xamante ne dañu dëkkee ci yenn gox yi ak yenn dëkk yi kon li ñuy def rek mooy Pape Cheikh ñu dem seetaan élément boobu daal di dellu si waat. holno so neɗɗo naati e galle gila sukaaɓe haa e mawɓe haa e hoɓɓe arɓe holno lowƴirta juuɗe men bisimillahi ma voilà donc ñu ngi xaw ci am tuuti problème technique. On va laisser le soin au réalisateur Pape Samba mu taalaat ko bu ko defee ñu mën leen ko tegal donc baax na bu ñu dee wane Ndakaaru ñuy wane itam yeneen gox yi xam naa bu ci kanamee bu ñu amee jot sax daañu dugg ci banlieue beeg Serigne Saliou Seck ak rédaction bu King FM lu ko mooy léegi horaire mënatul ne kenn mënatul horaire ndax tere nañu dem dégg dikk yi. waaw Pape Cheikh kenn mënatul horaire comme ni nga ko waxee comme dañu tere dem ak dikk bi waaye nag des fois tamit nga xam kenn ci benn dëkk nga sant ko rek mu daal di lay filmel li nga xamante ne rek ñoom tamit noonu la ñu nekk di dundee li nga xamante ne rek moom mooy feebar bi waaye mesures yi nga xamante ne tamit wax nañ ko est-ce que ñoom tamit respecté nañ ko comme te nag dañu invité tey sama doom xam naa laaj boobu dinaa ñëw ci moom ci kanam Pape boo xoolee si image bi da ngay gis ne dëkk ba xam nga du kër yu ne ñoo am robinet des fois dañuy dem rooti ca teen ba voilà ñëw indi sotti ko ci ndaal yi wala jël comme barigo bi nii ñuy gis ñu def ko ci barigo yi comme te nag loolu yëpp amu ci ñoom dañu jël barigo daal di jël bënn li nga xamante ne moom mooy bidon bi la ñu jël bënn ko biñ ko bënnee nag waa def ko ay 4 trous parce que bidon bi bu feesee ñu jël nag pont daal di koy fàtte li nga xamante ne moom mooy trou yi ñu bënn léegi premier trou bi su bidon bi feesee moom ngay dindi boo ko dindee dékk daal di raxas say loxo ba mu set nga daal di raxasaat pont bi daal di koy fattaat bu fekkee nag de ndox mi dem na ba digg tamit am na pont boo xam ne mu ngi ci digg bi nga daal di génneewaat rocciwaat ko raxasaat bi ci suuf tamit noonu lañ ko defee léegi ñoom tamit dañu jël mesure yoo xam ne ni képp koo xam ne ñëw nga si kër da ngay fekk bidon ndox mi ci entrée bi saabu mu ngi tege foofu nga daal di raxas bu fekkee élément bi pare nag Pape ñu dem voilà ñu dem seetaan ko daal di dellu si waat holno so neɗɗo naati e galle gila sukaaɓe haa e mawɓe haa e hoɓɓe arɓe holno lowƴirta juuɗe men bisimillahi ma a jarama joni enen kaalino ko kalnoɗen ko toon foof kollirten ko yimɓeɓe so neɗɗo naati ɗo e nder galle holno waɗarata so ari so yettima haade makko yettade yimɓeɓe ko kaɗa rokkodirde juuɗe
kono mbiɗen so neɗɗo yettima yo ar sooɗade nde no waɗi façon-ŋaji no jaltinirɗon ko affaire robinet ji min pinal amen hokki amen ko wona robinet ji minen min mbi min mbaɗi ko bidon-ŋaji bidon o waɗi ko ponto so tawi neɗɗo fooɗi ponto ndiyam arata ni mema sabunde on jii sukaɓe ko ni mbatton mema sabunde mbaɗa ni so tawi a ari a lawƴat juuɗe ma mbaɗa ni lawƴa cooɗaɗa ha laaɓal ngal holla yimɓe ɓe ni itta ko woni e ceganeji ma fof kalɗo tuundi ɗino wono lawƴa sa lawƴi ha laaɓi ɗum ɗo min lawƴa ponto o mbaɗa ni mbaɗa ɗum ɗo udda waɗat ponto o waɗede hen taw wona robigne kala garɗo so memi robigne so goɗɗo ari memi hen ina wawi goɗɗo o raaɓa ɗum kono ponto o sa waɗi ni a itti a lawƴat ponto o sa are wattude hen ponto o kala garɗo e soɗade waɗa ni nanna hen ponto o ɗo noon ɗo woni gaddanol ngol so ndiyam ɗam woni dow so ustima are ponto ɗimmum o ponto tataɓo o ko hen gasata ko ni noon min jamariri yo yimɓeɓe coɗir cooɗo ha laaɓa so jettima mbawa wiide yimɓe assalamu aleykum kadi sa wi assalamu aleykum kadi darɗa ga mbasa rokkude hay goto junngo sa ari mbawa wondude yimɓeɓe mbawa joddade yimɓeɓe mbawa haaldude e yimɓeɓe taw hay goto yettata e goɗɗo o goto foof sen jooɗima kadi sen ɓuuri yimɓe joyi walla jeegom goto foof hakkude mum e goɗɗo on wona sibri e minen noon kam ko noon min paamir min calmini on min jorima on min ñaganima on Allah moƴƴere min mbi kadi yon mbi leydi ndi foof yo waɗir hono ni allahumma salli ala rasulillah nelaɗo Bessel Bass Allah jarama machallah Bosse Diallo bi ab dëkk la bu nekk ca boori Podor fa lañ jëlee waxtaan wi góor gu sell gi wax ci pinelam maanaam xam-xam waaw si seen pinal mooy si seen xam-xam ñoom tamit ñu daal di créer bidon bi nga gis sànq ma doon expliquer ni ñu bënnee bidon bi ba def ci ay ponte bu fekkee bidon bi fees na premier ponte bi moom ngay ubbi raxas say loxo bu gan yegsee bu fekkee nag bidon bi dem na tamit ba nekk ci digg bi ndox mi ponte bi nga xamante ne moom moo nekk si digg bi moom ngay génnee daal di raxas say loxo bu demee nag ba des tamit ci suuf am na benn ponte tamit boo gisee ñu ngi koy wane sax ci image yi moom ngay daal di dindi daal di raxas say loxo ñoom tamit léegi xam nañ ne joxe loxo mais ñoom même bu dul woon li nga xamante ne Pape Cheikh. et puis li intéressant mooy ponte bi dafa ndaw donc du yàq ndox mi. non du ko yàq ba pare saa yoo raxasoo da ngay yàllandi waale ponte bi. delloo ko fa. loolu la doon expliquer sax ci pël ba pare ñoom xam nga Pape Cheikh boo demee si genre dëkk yi nii nga xamante ne dañu gëm diine l'islam trop. et puis dafa bokk ci règlement wu njàpp. effectivement jàpp dañ ñu diggal ni nañuy sakkanal buñ dee jàpp. bañ a yàq ndox mi waaw bañ a yàq ndox mi. dafa mu ngi noonu léegi ci loolu ñoom Pape ñoom sax jigéen du faral di jox góor loxo. si waaw si voilà mu ngi si jigéen bu nuyu góor. dafa xaraam. dëgg la ci faaxan. jigéenu góor jigéen warul nuyu góor. asalaamaaleykum doy na. mesure barrière la. waaw yaa ngi dégg si biir image bi sax mu ngi koy wax mu ne so koɗo yettima e nder galle ɓe mbiya ɗum assalamu aleykum maanaam nit ki assalamu aleykum lañ koy nuyoo te da ngay gis tey bu ñu waxee dañuy wax tout le temps nit ñi nañu raxas seeni loxo te yaakaar naa ne ñoom oustaz tout le temps aussi dañuy faral di ko wax l'islam dafa jàngale set rawatina nag tout le temps fu ñu nekk ñuy ànd ak njàpp ñoom tamit nag am na loo xam ne tey ci yenn dëkk yi boo fa demee jigéen du def boppu neen fu mu nekk waaw dafa xaraam yu xaraam rek nga may wax. mu ngi noonu nag mais xam nga oustaz lu mu xaraam tey am na ñoo xam ne sama genre gi ñun bopp neen la ñuy def. mais dafa xaraam waaw d'accord boo ko defee dafa nga xam ni yow li nga def dafa xaraam. waaw parce que jigéen boppam warul génn. jigéen warul nuyu góor. coronavirus nag comme que yàlla teer nañ ñu lànk. coronavirus moom indi na ko kenn du nuyu kenn. waa góor soo du nuyu góor looy nuyu jigéen. mu ngi noonu Pape Cheikh ñoom tamit nee nañu vraiment feebar bi nekk na feebar boo xam ne nii jaaxal na leen trop ba tax na ñoom tamit bépp digle boo xam ne wax nañ ko ci dinañu jéem a fexe rek ba ñoom tamit ñu jëfandikoo ko waaye nag comme te na des fois da ngay dugg si yenn kër yi Pape Cheikh du ñu am sax njëgu saabu boo xam ne ni mën nañ ko jënd ba raxasoo ko parce que des fois tamit dañuy am problème mu ndox dañuy dem ay 2 kilomètres 3 kilomètres di dem rooti ndox pour mun koo indi ñoom tamit ñu ngi si ay jafe-jafe yu metti mais nee nañu ñoom duñ ci xaar kenn ndaxte feebar bi buy ñëw du xaar état
état pour mu ñëw wàllu si la wala leneen mais ñoom dinañu jël si seen i moyens yi nga xamante ne am nañ ko ñu jéem koo jëfandikoo jéem a tamit aar li nga xamante ne moom mooy seen bopp Pape Cheikh. macha allah jërëjëf Adjatou Bessel sujet bu am solo et puis yaxanal gi dafa gënati ci njàpp geeg ñoom seen oustaz wax nga ko coronavirus ñëw na donc amatul nuyoo. mais laaj Pape yàlla comme que bu ñu teree ñu lànk léegi xam nga leen yàlla sax léegi yàlla nee na góor bu mu nuyu jigéen bu mu nuyu góor bu mu ko jox loxo mais dépassé nañ di nuyoonte dañuy bisoonte lu yàlla tere nañ accolade la waaw jigéen boppam warul feeñ bari na jigéen yoo xam seen bopp day metti dañu dugg ci jotaay bu nuy bàkk yàlla mbaa nu dugg ci jàkka seen bopp feeñ malaaka yi bu nu ñëwee xool googu nu lay xool dañuy wàññeekuwaat waaye bu ne la jàkk seen bët mën na la indil feebar parce que malaaka du gis boppu jigéen malaayika du gis boppu jigéen bari na jigéen yoo xam ne seen bopp ngi metti ñu dem def scanner dem fu ne wut ñu takkal leen téere bopp mu continuer metti dañu dem ci jotaay yiw wala ñu toog foo xam ni malaaka yi dañuy ñëw parce que malaayika boo tuddee yàlla day ñëw waaye bu ñëwee gis ko def boppu neen day dellu xool googu mu lay xool delluwaat mën na la indil feebar alaaj Pape kon yooyu yu xaram yooyu kenn ku ne war na koy moytu waaw xale amul moom kay moom jigéen moom boo xasee sax karaw wala nga tàmbalee gis mbaax nekkatoo xale magum jëmm nga la war ki am 80 ans yow moo la war yow xale boobu waaw la war ki am 80 ans moo la war alaaj Pape kooku togg nañ ko jëf kon loolu kenn ku ci nekk war na ko bàyyi xel alaaj Pape moom daal gis nga yiw gis nga sa musoo gi ni mu rafetee ni mu jekkee xoolal jeena ba Seydou Ba man jàngee naa ko ci yéen borom xam-xam yi sax keroog bi alxuraan di wàcc Seydatuna Xadija bi mu bëggee xam ndax jinne la wala malayka dafa dindi muuraay bi waaw keroog ba Sidina Muhammad jógee ci aaru Hira Jibril ne ko iqra ba ci maalam yaalam ne meng Moustapha ñëw ci kër gi naan Xadija zammiluni dathiruni sang ma Xadija ma ngay lox moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wa sallam Xadija sang ko yonent bi tiit xam nga lu mu ko wax dafa ne ko inni xasitu ala nafsi Xadija tiit naa ci sama bopp est-ce que jommi wu ma est-ce que lii waa Màkka doon wax naa jommi may nekk ci xuntuma est-ce que jommi wu ma xam nga lu ko Xadi toon yaa Xadijatu daf ne ko kallaa mukk maa yuxzika Allaahu yow yàlla du la gàcceel mukk nabi si gi xool ko parce que jigéen moo war a dalal borom këram mu ne ko innaka la tasilu rahima da ngay dox mbokk wa tasduqal xaqa da ngay wax dëgg wa tuinu ala nawaibil xaqi da ngay dimbali ku nekk ci dëgg yow rasulullah Xadija dindi musóor gi ne ko anamul mu ne ko dem na musóoruwaat muuru anamul mu ne ko ñëwaat na xare ji dindiwaat musóor gi mu ne ko dem na mu muuru mu ne ko dikkaat na mu xam ne du jinne malaayika la parce que malaayika du gis boppu jigéen mais jinne day gis boppu jigéen ca la daw ci Warxatu ibn Nawfal mu ne ko naa muus mu ñëwal ñu yàlla muusee moo ñëwal sa borom kër bii yelloonte woon naag buñ koy génnee ëllëg ma am kattan am doole jàppale ko Xadija dañ ko génne mu ne ko daañu ko mës a génne Warxata ni ko kii mooy yonent mu jug jamono Xadija boole yu ci wax daa ñëw jàkkaarloog moom ne ko xam nga lu xew ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah macha allah waaw kon jigéen a njëkk a dugg ci l'islam bii ñuy tiitaroo jigéen a ci njëkk a dugg l'islam bii ñuy tiitaroo jigéen moo ci njëkk a dee l'islam bii ñuy tiitaroo jigéen la Sayyidina Muhammad waxoon ni seen genn wàllu diine jël leen ko ci jigéen ji mais laaj Pape ñu ngi nuyu ministre bu baax Hadj Dame Diop di ko ñaanal moom itam yàlla na ko yàlla gën a barkeel xam nga ni sama maam la Alaaji Dame Diop ni jaayu sama papa Mara Dieng la kon te Mara comme sama papa donc ministre bi sama maam la Alaaji Mara Dieng nu ngi koy nuyu bu baax monsieur le ministre ñaanal liggéey bu rafet bi muy def ci réew mi yàlla na ko yàlla gën a barkeel ñëpp rafetlu taxawaayam ñëpp rafetlu ci soo ba tey maa ngi jot artisan yi waaw créateurs yi ñoom bijou si ñiy liggéey ci wàllu mode ñëpp a ngi rafetlu ni mu parce que duñ la dénkee ministère da ngaa war a nekk ci terrain bi nekk ak en fusion avec ces gens là dëgg la jàll xaj daam noonu lay def yal na yàlla gën ko barkeel yàlla gën ko yëkkati defal ko ndam ci lii ko président di waaye du tere ñu génne doléances yi suba le 1er mai fête du travail il y a beaucoup de doléances président moo ñu diggoon defe naa 1 million d'emplois est-ce possible ak pandémie bi bokk na ci question yoo xam ne ni bëgg nañu ko laaj monsieur le ministre Dame Diop moom la ñu dénk emploi formation professionnelle ak artisanat ci faram-fàcce gi Fatou Kiné defe naa dañuy njëkkee ak wàllu emploi muy lu soxal sénégalais yëpp surtout ci période de crise bi war nañoo mën a tàmbali waxtaan bi ak monsieur le ministre Dame Diop merci encore ci nii nga ñu nangulee ndogu seeg sénégalais yi waaye lépp rek ci waxtaan et on espère que bu mbir yi jeexee yu bëri dina leer ci emploi ci formation professionnelle ak ci wàllu artisanat kon Fatou Kiné ñu jox la kàddu gi waxtaan wi point bu njëkk bi emploi la tout en vous rappelant que Mamadou Ndiaye est en train de suivre internautes yi ci YouTube bi Instagram
Facebook ba Twitter ak hashtag bi di QG 2020 Fatou Kiné. ma ngoog Pape Cheikh ni nga ko waxee rek ñu dalal jëwriñ yi nga xamante ni moom moo gàlloo wàllug emploi gàlloog wàllug artisanat ba ci formation professionnelle muy secteur yoo xamante ne nii wax nga ko sànq foo laal ñu ngay yuuxu ci jamono ji ñu toll sax nag muy jamonoy mbas mi monsieur le ministre maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay Fatou Kiné. ma ngoog ni ñu ko waxee rek muy secteur boo xamante ne nii moom nga gàlloog ñetti pàcc yu am solo waaye bu ci ne jamono ji ñu toll ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe man foofu laa bëgg a dooree balaa ñuy xuus ci yeneen laaj yi yow ban lecture nga def ci ñetti kër yi nga xamante ni moom la ñu la dénk wàllug artisanat formation professionnelle emploi foo laal ñi nga yuuxu muy ñi nga njaboote ban lecture nga def ak Covid 19 bi ñu toll. jërëjëf maa ngi lay nuyu di la ziar di sant ci laaj bu am solo boobu parce que Covid 19 bàyyul benn secteur Covid 19 emploi la gën a sonalaate te articulation bi président def ci diggante emploi formation professionnelle ak artisanat ñaari yi mu mujj wax yépp pour régler bu njëkk bi la parce que xale yi bu ñuy def formation professionnelle pour am employabilité la pour am employabilité pour mën a am liggéey président dafa wax ne ndaw ñi ci Sénégal ci initiative yi mu am juróomi initiative yu mag yi bi ci gën a mag mooy jeunesse 2035 te ku wax ndaw wax métier wax liggéey loolu moo tax mbas mi ñëw indi jafe-jafe ci wàllu liggéey bi mais tax na président jël ordonnance bi njëkk gannaaw bi ko assemblée joxe sañ-sañ pour mu dogal ci ñetti weer yi nga xam ne ci lañ nekk li mu njëkk a def mooy pour sauvegarder emploi yi jël ordonnance numéro 1 ne bëggul benn liggéeykat ñu dàq ko ci mbas mi ñu nekk loolu mu nekk signal bu am doole pour wane que ne emploi liggéey moo yor suñu économie ci wàllu formation professionnelle aussi dinaa ci dellu siwaat ci emploi bi mais ci wàllu formation professionnelle ak wàllu artisanat ñaari bànqaas la yoo xam ne nii mooy tax ñu waajal suñu ndaw ñi ñu am xam-xam am métier mën a am liggéey loolu nag jàpp naa ne am na ku ci nekk am na ci ay jéego yoo xam ni ci ndigalu président de la République def nañ ko ci buñ ci duggaatee léegi ci émission bi naa la ko faram-fàcceel benn bu ci nekk. ñu gis ne également secteur la boo xamante ne nii muy yi nga xamante ne wax naa ko léegi moom nga njaboote ndax tey boo xoolee koom gi tolluwaay bi ci réew mi lu ci bari secteur informel bi la mu nekk daanaka pourcentage bu am solo boo xamante ne ñoom ñi ngi ci yëngu waa secteur informel bi te boobu ba nëgg ni gis nañ ni amoon na ay jafe sax ngir ñu yoonal boobee secteur ci jamono ji ñu toll lan nga yaakaar ni moom mooy tërali ni ngir nag wax dëgg neex yàlla ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci yëngu ñu bañ ko sentir ndax ku ne xam ne ni mbas mi lim fi nar a bàyyi ay jafe-jafe ci wàllu koom dana jéggi dayoo. waaw jàpp naa ne suñu borom xam-xam yi dañuy wax ne suñu économie suñu 97% ci informel lañ nekk mais ni may wax souvent ci suma waxtaan rek lii nii ñu jànkantool tey dafa war a nekk opportunité ci bépp Sénégal képp kuy nekk sax nit parce que mbas mi daj na àdduna bi opportunité la war a nekk que daf ñu jàngal tey que ne secteur informel bi war na góorgóorlu ci formaliser wu ndax góorgóorlu ci formaliser wu mooy tax tey suñuy wax état di gunge liggéeykat yi ak borom employeurs yi ak employés comme ni ko Pape Cheikh di waxe léegi mu am fu muy teg fu muy sukkandiku mais malheureusement ñun war nañ peut-être gën a communiquer parce que Sénégal ñi nekk ci secteur informel bi boo leen waxee formaliser wu li njëkk xalaat rek mooy impôt mooy fiscalité alors que loolu lu ndaw la ci avantage yi nga xam ni formaliser yi mën na ko indi loolu moo tax ci surtout ci wàllu artisanat bi nga xam ne ci la ñu nekk bari na ci ñoo xam ne du ñëpp nag am na ñoo xam ni formalisé wu nañ mais bari na ci ñoo xam ni malheureusement ñi ngi ci secteur informel donc te suñu yéene suñu lettre de mission bi ñu président def mooy industrialisation bi nga xam ni Sénégal foofu la bëgg a dem mu jaare ci artisanat yi parce que artisan yi am nañ xam-xam mais dañu dese tuuti ci wàllu gunge ci wàllu formation ci wàllu équipement pour mën a franchir le pas de la formalisation loolu nag
jàngat la boo xam ne professionnalisme bi dafa des daal ci wàllu woowu. non suñu artisans yi sax xarañ nañ. boo gisee li ñuy liggéey ci wàllu créativité li ñuy xalaat di ko génne. mais boo jàngatee secteur bi li ko xaw a gàllankoor tuuti rek mooy ne damay nekk wuude parce que su ma bàyyi wuude la woon. di ëw comme su ma bàyyi nu mu doon ëwee. damay nekk tëgg parce que su ma bàyyi tëgg la woon alors que ay métier la ay profession la. loolu moo tax président bëgg ñu changer de paradigme mooy tey xale yi xam ne jàng école baax na dem ba université baax na waaye tey suñu structuration économique dafa laaj beneen xeetu nit. encadrement. beneen xeetu nit boo xam ne sax day am métier. parce que xale yi dañuy jàng ba dem université ba yee ay kayit ni ñu koy waxee waaye duñ mën dara ci seen loxo loolu moo tax président ne dañu changer paradigme pour que li ëpp ci ndaw ñi bu ñu jàngee tuuti. ñu jàng école wala ñu dem ci daara wala ñu génn ñu ubbi leen yoon boo xam ne dinañ mën a jàng métier te bu ñu jàngee métier nag opportunité bu crise bi di indi mooy ne ñu mën a am seen yëfi bopp entreprendre parce que ñun tamit ci suñu subconscient ñun sénégalais dañuy jàpp ne boo jàngee rek da nga war a toog ci gannaaw bureau waaye loolu tamit jamono laajoon na ko ci gannaaw tey ñu am dëkk boo xam ne am na ay borom xam-xam ay littéraire ay sociologue ay juriste ay borom kàngam mais tey suñu économie fi mu toll ñu war a sukkandiku ci PSE wéeru ci mbay nag waratul nekk loo xam ne nii xale bi baayam day bay muy bay baayam daan bayee fas muy bayee fas dafa war a nekk ay métier yu muy jàngi ba mun a am accompagnement état pour mën ko doxal liggéey ci pour def yëfi boppam. foofu wàllu mu mel ni foofu wàllu modernisme dafay ñëw waaye leneen lu ma la bëgg a laaj également mooy est-ce que artisans yi nga wax léegi ndax ñoom yëg nañu seen bopp ci maanaam koppar yi nga xamante ni nguur gi fas na ko yéene jagleel ñi ko yellool ci mbas mi parce que dégg nañu yuuxu fu ne naan dafa mel ni dañ leen a fàtte koppar yi di force Covid 19 fond bi. dañ leen cee fàtte ñi ngi yuuxu nag ngir ñu boole leen ci ma bëggoon xam foofu lan moo xew. très bien en fait fàttewuñu leen bu ñu saytoo xaalis bi nga xam ni moom la ñu waajal ci jàppale ñiy liggéey ci programme bi am na gum des na mais am na gum ñaari milliards yoo xam ni artisans yi lañ ko jagle te état moo ko génne pour jox ko artisans yi may waxoon naa fii suma collaborateur yi ñëwoon fi expliqué ne tey ñi ngi def 1 million de masques te artisans yi ñoo koy liggéey te 1 million de masques boo ko xaymaa ci xaalis ci 400 millions de francs CFA la parce que masque bu nekk ñu ngi koy jëndee 400 francs defuñu ko rek pour que artisans yi mën a defar masque mais dañu bëgg ci mbas mi ni mu méttee nii ñu liggéey man dem naa visiter ay bor artisans yoo xam ne ñu ngi yor seen atelier di ñëw ñu mun a am liggéey am koom buy ñëw si ñoom 1 million de masques boobu ñu tas ko ci Sénégal yëpp parce que dañ ne bëgguñu rek mu yem Ndakaaru parce que artisan bi nekk Sédhiou artisan bi nekk Kédougou artisan bi nekk Kaolack artisan bi nekk Diourbel war na mun a ci jafe-jafe yi état injecté xaalis boobu pour mu liggéey am ci tuuti weccit pour mën ci suturlu. foofu critères yi doguma la nan lay tëddee mooy critère masque yooyu nga wax parce que solo si mooy ñu yaatal ko ci Sénégal gépp te wax nañ ko également ci njëlbeen mooy secteur informel bi dafa am doole ci wàllu artisanat te bëgguñu également ku nekk jàpp ni xëy na dana koo bedd ci mbir mi bu boobaa critères yi lan lay doon. très bien alors question bu am solo nga laaj parce que ñun dañu jàpp ne tey dañu soxla en urgence masque. parce que ñi ngi dem ci ubbi école yi tey ministre de l'intérieur jonn dogal ne kuy génn ci biti da nga war a sol masque ñu ne kon am na ay tailleur yoo xam ni am nañ capacité defar ay masques yu bëri ci lu gaaw ñu ne kon nañ jël genn wàllu ci million boobu ñu seet association des tailleurs yi nga xam ni kuréelu nañ boot ay tailleurs ñu dénk leen liggéey boobu parce que seen équipement toll na foo xam ni ci diir bu gàtt mun nañ defar masques yi mais respecter norme masques yi parce que loolu aussi lu am solo la ñu mën a defar masque ñu jox leen loolu li ci des ñu ne région bu nekk parce que ñun suñu interlocuteur ci artisanat mooy chambre de métier te région bu nekk am na chambre de métier ñu ne kon président union nationale des chambres de métier da ngay ñëw région bu nekk ñu jox la ci 30 000 masques nga defar ko président chambre de métier bi nag mooy dem ci région Kédougou daal ne ñun Kédougou fukki tailleur la ñu am ñaar fukk la ñu am nii la ñuy tojee suñu bopp janax ci suñu wàll ci liggéey boobu mais objectif bi ni ma koy raxayaat mooy d'abord pour ñoom ñu am ci lu ñu yëngatu parce que bu dul loolu am na ci atelier yu bëri yoo xam dinañ tëj mais en plus ñu mën a defar ay masques yu baax
mais après derrière dinañ mën a gagner marché parce que dégg ngeen démb que président ne lancé nañ aussi beneen opération 10 millions de masques yoo xam ni Sénégalais yi ñoo koy liggéey donc artisans yi nga xam ni jàng nañ liggéey defar masque bu baax masque normalisé mën nañ ko defar danañ am ci marché boobu pour mën a encore gagner ay part de marché donc jàpp naa ne loolu lu am solo la parce que bu ñu paree mën nañ jaay masque fii mën nañ ko jaay ci réew yi ñu wër donc loolu moo tax may profité d'ailleurs ci seen antenne pour lancer un call on appelle aux artisans boobu ba léegi ñu ngi ciy liggéey parce que mënoon nañu rek xëy defar masque wala ku ne defar masque nu la neexee moo tax may remercier suma collègue ministre de l'industrie bi nga xam ne moo ñu booleeg association sénégalaise de normalisation pour mu normer masque yi appel bi may lancé mooy defar masque yomb na mais defar masque bu normalisé moo gën et de qualité. en tout cas masque yi inondé na marché bi Pape Cheikh léegi norme yooyu sax xamatuñu fu ñu jëm parce que yaakaar naa yaa ngi koy wax mais li gën mooy ngeen taxaw ci teel parce que foo romb yaa ngi seeni masque te léeg-léeg nga takk masque boo xamante ne amuloo la benn njariñ. alors loolu moo tax ñu liggéey ak borom xam-xam yi d'abord ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu wér-gu-yaram. liggéey ak techniciens yi nga xam ni ñooy yore normalisation ci Sénégal. ñu wax ñu ne masques yi nii lay demee. 1 million de masques bi ñu defar nag ci norme yooyu lay sukkandiku. parce que wax na artisans yi benn qualité bi la. ñaar bi mooy délai parce que dañu yàkkamti fi mu nekk nii. mais ñett bi mooy mu nekk ay masques de qualité. il faut que loolu daje pour que ñu mën a jënd masque yooyu parce que suñ ko deful rek wax naa leen ko waxaat leen ko suñ ko deful ba defar ay masques yu baaxul dinañ ko jënd xëy na nii mais après du am njëriñ or ñun ce qu'on veut mooy jaare fi pousser secteur bi surtout ci wàllu couture pour que ñu mën a am ay part de marché importante dans l'économie sénégalaise. te bu boobaa dina am fuñ koy jaayee j'espère. tout à fait ñu ngi waxtaan ak les grands distributeurs mais ñun 1 million de masques bi ñuy defar. loolu comme ni ma waxee rek prétexte la pour mettre le pied à l'étrier des les couturiers. pour ñu mën a exercer wu ci defar masque pour ñu mën a aussi. am lu ñu ci gagné tuuti. am ci lu ñu jàpp ci période bi nga xam ni moom la ñu toll. mais li ci des mooy 10 millions de masques bi suma collègue ministre de l'industrie moo koy coordonné ak man. pour que artisans yi bu ñu defee ñu xool circuit de commercialisation yi nga xam ni mooy yi gën a mucc ayib. parce que tamit yor masque taxaw ci mbedd mi nekkul ci mbuus nekkul ci dara du lu gën. après faudra rappeler que masque yooyu ñu jaay ci mbedd bi bokkul ak campagne bi nga xamante ni moo. non bokkul moom la initié voilà campagne 1 million de masques. loo bu njëkk bi tey sax la ñu ko réceptionné. tout à fait suma collaborateur réceptionné nañu les premiers lots de masques tey. mais ñi ngi xaar yeneen lots yi nga xam ni comme ni ma waxee mi ngi jógee ci région yi. ba chambre de métiers yi di ko defar ci biir région yi. voilà seq nañ ci waxtaan d'ailleurs ak ki nga xamante ni mooy Saloum Ndiaye mooy coordonnateur de projet bu am solo boobule mais d'abord j'aimerais revenir ci wàllu emploi Fatou Kiné. parce que ñun ñëpp la soxal ñun ñuy liggéey ñi seetaantee liggéey parce que ñëpp a jaaxle. et menace bi nga xam ne ni moo nekk ci emploi yi actuellement baisse de productivité la ñu commencé seetlu ci secteur yëpp lan la état prévoir. très bien je pense que président dafa wax ne bi mbas bi amee. dafay jël 1000 milliards. mu injecté ko ci économie. mu def ko ci ñeenti bànqaas. bi ci njëkk mooy wàllu kër docteur yéen a ngi koy wax man jàpp naa ne mbas mi war na ubbi suñu xel ñun ñëpp ci foo mun a nekk. wàllu kër docteur ñu mën a améliorer seen ay produits mën a defarwaat. bi ci des mooy ñu jàppale sénégalais lambda yi. ci wàllu fay facture ci wàllu dund gis naa su ma naataangoo Mansour Faye lancé barki démb joxe dund bi mais bi ci ñetteel bi mooy nan lay jàppale économie bi surtout employeurs yi pour que emploi yi bañ a tas. parce que ci 1000 milliards yooyu junni milliards yooyu 800 milliards yi ci jàppale secteur économie la. bi ci njëkk mooy. liggéeykat yëpp fii ci Sénégal waroon nañ fay ay taxes ci weeru mars bi. ñu xayma ko ci 200 milliards. état ne baal na leen lool. baal na leen wala daf leen nañu ne. non taxes yi nga amoon li ñu waroon fay ci 2019. te deadline bi nekkoon mars ñu xayma ko ci 200 milliards. état bàyyil na ko entreprise. d'accord ça c'est une première facilité parce que loolu yëpp. président mu ngi xalaat nan lañu mën a préserver emploi yi même bu nit ki nekkee chômage technique ñu mun ko fay salaire am gën ngaa néew téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi 70%. donc premier élément mooy président ne taxe yooyu nga xam ni xayma nañ ko ci 200 milliards état bàyyil na ko entreprise. deuxième élément
dinañ wax ne xëy na sax que entreprise yi ñoo ko moom. état ba li ñu tuddee dette intérieure. c'est entreprise yi liggéey état amel leen yéex a fay. ñu xayma ko ci ñetti téeméeri milliards ak ñaar 302 milliards. état ne dañu génne xaalis boobu fay ko entreprise pour ñu am de l'argent liquide. mais beneen bi ci des bu ëpp solo 200 milliards yoo xam ne nii état daf koy jàppale secteur privé bi man employeur la yor suma entreprise mbas mi dal na sama kaw mënumaa fay samay employeur état jël 200 milliards yóbbu ko ci sa banquier mais yow mi yor sa entreprise tey sama ay charge fay sama ay salaire fay courant fay ndox suma ay charge de fonctionnement 100 millions la par weer. da ngay dem ci banque bi état yóbbu fa 200 milliards banque bi jox la loolu pour nga mën a fay sa salaire. maanaam banque bi lebal la ko. banque bi lebal la ko. mais est-ce que employeur yëpp mën loolu. waaw mais justement parce que activité yi nga xam ni entreprise yi nga xam ne seen activité mbas mi laal na ko. impacté na ko. parce que ku nekk li nga tollal. am na koo xam ne xëy na 1 million la am charge salariale wala charge de fonctionnement. am na koo xam ni peut-être 100 millions la. mais nga dem ci banque bi jox la loolu état garantie la. sur un taux très faible parce que tey sur le marché mënoo fi am prêt boo xam ni téeméer boo jël teguñu ci juróom-ñett gën gaa néew téeméer boo jël teguñu ci juróom-ñett 9%. di nga dem sax am na ñoo xam ne dañu dem ba 21%. mais état dugal xaalis pour que entreprise yi mën a lever xaalis bu frais pour mën a fay seen travailleurs yi donc loolu nekk na ay facilités yoo xam ne nii même ci charge fiscale yi ak charge sociale li ñu tuddee charge fiscale ak charge sociale état daf koy différer ba mois de juillet parce que booy fay sa salaire boo fayee fukk peut-être am na ñett yoo xam ne ni da nga ko waroon fay état wala nga def ko ci li ñu tuddee ay charge sociale état ne différé naa ko mais loolu yëpp pour yombal entreprise bi mu am liquidité am facilité même su nekkente activité am dafa wàññeeku def ay travailleurs en chômage technique mu mën a fay salaire et c'est très important. soxal également loolu it bëgg naa nga àddu ci parce que am na ci ay entreprises yoo xamante ne xëy na du ñu déclarer seen bopp. am na ay PME par exemple. mi ngi noonu ci lañ bokk léegi ñooñu moom fan la ñuy féete. waaw dafa am ñaari niveau dafa am ñoo xam ni dañu jàpp ne borom chiffre d'affaires yi nga xam ni jàpp na 100 millions jëm ci kaw jëm 1 milliard wala au-delà. mais am na ay mécanismes pour les toutes petites entreprises. yoo xam ne yooyu SFD yi ñoo koy toppatoo. que état nu mu dugalee xaalis ci secteur bancaire bi lay dugal xaalis ci SFD yi pour permettre non seulement ñu reporter échéance de paiement yi parce que loolu tamit dafay sonal nit ñi. mais en plus permettre que entreprise yu ndaw yi mën a lever xaalis pour mën a. mais ñoom dañu xamul ci yan yoon la ñu mën a jaar. waaw mais ñu ngi ci li may def ni ci la bokk. ci wax ci communication la bokk. c'est-à-dire que entreprise bi tey. état waxtaan na ak secteur bancaire bi yëpp. su ma naataangoo ministre de l'économie ak ministre en charge des finances waxtaan nañ ak secteur bancaire bi. que tey ci suba rek amoon na réunion boo xam ni comité bi nga xam mooy seet loolu def nañu loolu waxtaan boobu. am na entreprise yu commencé déposer seen dossier. c'est bien état pour maanaam fësal seen bopp daal. pour ñëw ci sa banquier nga ne man su ma soxla ci weer bii ñu nekk avril bi 10 millions la 5 millions la 100 millions la parce que lii ak lii laa ci def y compris les salaires. donc tey jàpp naa ne entreprise yi bien que liggéeykat yi ñu ci bëri ñu ngi nekk en chômage technique mais waruñu am difficulté pour fay salaire yi gën ngaa néew 60%. ñi ma ci gën a yërëm nag mooy ñu yore atelier couture. Eva dina ci wax xam naa dans quelques minutes ñu yore seen ay mbaar doon di tëgg. di defar ay takkaay ñu yore mbaar di defar ay dàll. école de formation yi comprendre na ma am déet mooy fi ngay wax nii. daf ci am ay entreprises yoo xamante ne tey xëy na. kenn maanaam reconnaître leen xamuñu leen amuñu kayit yu valable te pourtant ñi ngi am ay employés man entreprise yooyu laa wax tey ndax ñooñu dañ leen di jël en compte wala lan lay doon. waaw mooy li may wax léegi rek malheureusement xam nga entreprise yoo xam ne kenn xamu ko. dana naqadee dimbali. ma jàpp nag ne que fii dañu war a jógee. pour formaliser wu. parce que bari nay avantage malheureusement comme ni ma wax ñun ñëpp sama mbokk bool yi man benn ci man. dañuy jàpp ne formaliser rek mooy fay taxe mais formaliser wu am na ay avantages yoo xam ne nii dina tax nga jóge ci mbaar. ci bant dem ci chaise dem ci mbaar dem ci benn kër dem ci immeuble dem ci leneen. damay wax souvent artisans yi que tey ci àdduna bi. firme yu mag yi ngi fi gis yëpp ñuy wax ne ñooy defar lii ñooy tabax lii ñooy defar lii ci garage lañ tàmbale. di koccal am table. génn ci bunt bi am boutique jóge fa am lii ainsi de suite. donc entreprendre ci loolu laay woo xale yi encore une fois de plus dama wax ne
soo bëggee entreprendre doo xëy suba rek ndar sorti dafa am ay jéego nga jàngi ko jóg daanu defaruwaat jógaat loolu mooy jox sens à la vie. wax naa xale yi souvent bu ñu dajee que ne ku yaakaar ne da ngay xëy suba rek entreprendre tey réussir tey. mënta nekk. te plus mu gaaw plus daanu bi gën a métti. donc j'en profite may xam ne seen émission bi xale yi ñu ngi koy seetaan. gannaaw boo wutee xam-xam. xamal ne yow nag fi mu nekk nii def sa yëfi bopp moo lay sauver ci àdduna bii ñu nekk. te def sa yëfi bopp da ngay tepp nga koy def ba mën a egg fi nga bëgg a def. balaa mu koy fàtte xam nga yóbbante dafa fort te coordination nationale des établissements privés et formation professionnelle. Oui. surtout bi fare Guédiawaye ñëpp nag nga njaboote leen. dañu yóbbante ndax ñoom it sonn nañu ci mbas mi ñaari weer tëj nañu seen i buntu. mënatuñu sax fay li nga xamante ni moom mooy seen i établissement mënatuñu fay personnel bi nee nañ sax seen luwaas moom kenn waxaale wu ko mi ngi noonu sonn nañu daal ñoom it ñu bëggoon xam rek wax dëgg neex yàlla ndax fàttewuñu leen ci mbir mi ndax yéen a ngi leen di bàyyi xel beneen mbir également lu toll ci 5 junni masque nee nañ defar nañu ko te bu ñu sañoon nag wax dëgg neex yàlla ñu ñëw ba ci yow jébbal la ko ban yoon la ñuy jaar. waaw jërëjëf mu féliciter leen d'abord ci participation ci effort de guerre boobu parce que wax naa ne mbas mi fi mu toll benn effort ëppul qu'un effort de trop né de trop pour que ñu xeex mbas mi te loolu tamit jàpp naa ne c'est du patriotisme muy féliciter vraiment ñi nga xam ne ñëpp sénégalais lambda yi nga xam ne jël nañ seen ñaar dërëm seen ñetti dërëm ñii seen fukki dërëm dugal ko ci pour ñu xeex mbas mi te loolu masque yooyu ñu defar aussi suñu ñëwee suma cabinet mun naa leen recevoir jël ko ak jàmm jox ko ñi nga xam ne ñoo ko yittewoo parce que comme ni mu wax dinañ ci ñëwaat école bi war na tàmbaliwaat incha allah le 2 juin te instruction bi ñu président jox mooy nañu jël matukaay yi ci war yépp pour que xale yi ak jàngalekat yi nekk dans des conditions sanitaires yu wóor donc maa ngi leen di féliciter remercier leen ci loolu beneen bi mooy c'est formation professionnelle privée école privée de manière générale bokk nañ ci ñi nga xam ni war nañ leen jàppale ci force Covid 19 bi man ak suma naataango éducation nationale ak enseignement supérieur waxtaan nañ ci jébbal nañ suñu réflexion président pour que école privée yi nga xam ne ñoo nekk parce que ñoom it jàpp naa ne mission de service public la ñu am parce que fa ñu nekk di yëngatu di def dara suñ fa nekkuloon état moo fa war a nekk donc bokk nañ ci ñi nga xam ni secteurs yi nga xam ni war nañ leen jàppale ci mbas mi incha allah. voilà et puis ba tey emploi man daf ma intéressé. Est-ce que recensement bu def ngeen recensement pour am ay données yu fiable par rapport ak secteur emploi bi parce que loolu moo jaaxal Fatou Kiné loolu moo ma jaaxal ñoom Eva Tra et fan yëpp on en parle ñi deful déclaration ñi ibbi ay. entreprise moi j'ai beaucoup d'amis yoo xamante ne am nañu ay atelier de couture ñi yori table ñi yor boutique amuñu benn këyit mais dañu am ay employés et tout ça. Absolument. Alors est-ce que def ngeen recensement boo xamee ni dina leen permettre ngeen am ay données yu fiables par rapport ak emploi bi. Tout à fait en fait on a communiqué ñun def nañ communication ci net bi. def ay formulaires communiqué suma service yi direction de l'emploi. jox na ko yónnee na ko ci entreprise yi pour que ñu renseigner ku ci nekk entreprise bi nga nekk. données yi nga xam ni mooy wane na yow mbas mi affecté na la et que bërki démb rek defal nañ ma le point wax ma entreprise yi nga xam ne ñoo ci bindu ñaata nit lañ amoon yan mooy seen jafe-jafe yan mooy seen ay besoins parce que ñun au-delà que ñuy gérer question d'emploi bi dañuy liggéey ci après Covid parce que wax naa suma service yi aussi ñu xool ne tey entreprise yi war nañu changer ñoom it seen façon de faire te ñun it war nañu ànd ak ñoom anticiper ci formation ci reconversion pour ci ay accompagnement en termes d'employabilité pour que su fekkente ne dañu soppi façon doxin yi liggéeykat yi même bu ma jógee ci entreprise bi ma am leneen loo xam ne mun naa ci jàpp donc ñu ngi def travail de recensement boobu pour mun a xam doxalin lu ñuy soppi foofu comment doxalin bi ñu war a soppi entreprise jàpp naa ne mbas mi wane ne war nañu soppi bu baax rien ne sera plus comme avant man je pense que à travers le monde rien ne sera plus comme avant et que entreprise yi tey war nañu defarwaat parce que lu mel nii su ñëwatee nan la ñu war a mën a taxawee
parce que reportage bi suma maman bi wane léegi wane na ne nit ñi bu ñu nekkee ci ay jafe-jafe danañ xalaat. danañ trouver ay solution parce que ñi nga xam ni bënn nañ seen butéel def ci ay ponte bu ñu tiitee mais ñi ngi xalaat. tey y a de nouveaux boulots qui ay génie nag la ñu am. ay génie la ñu tey boo gisee xale yi defal ay kaay raxasu ay machines yoo xam ne da ngay raxasu. xëy na xalaatuñ ko woon. donc loolu moo tax ma jàpp ne suñ fi jógee entreprise bi Sénégalais yëpp dinañ defaraat suñu toogaay. pour mën a xool nan la ñuy taxawaatee ci àdduna. président sànq maa ngi koy wax dafa diggé woon 1 million d'emplois. est-ce que loolu ba tey possible na ak pandémie bi. waaw ñun jàpp naa ne président bi mu joxee mission boobu. wax naa ko léegi dafa am ci lu mu déparé. fi mu déparé dafa xool ne ndaw ñi Sénégal at bu ñëpp. borom xam-xam yi dañuy wax ne 200 000 xale ñoo ñëw sur le marché du travail 200 000 at bu jot. mais ñu ne ban xale mooy ñëw sur le marché du travail mooy ñi nga xam ni xëy na wax naa ko léegi ci njëlbeen jàng nañ école continuer dem université am licence am master 2 mais après mënuñu dara ci seen loxo parce que borom xam-xam yi dañu wax ne ñi liggéeykat yi ñi nga xam ni ñoo toll ci âge u liggéey téeméer boo jël juróom-benn rek ñoo ci jàng ñoo ci am métier. te loolu nag ci dëkk bu mel ni suñu réew nga xam ne tey fi mu toll war a développer mbay mi war a développer le secteur secondaire ci wàllu pétrole ak gaz. jàpp naa ne tey suñ ko bëggee wëlbati il faut xale yi dem jàngi métier loolu moo tax président décidé d'abord yokk fi nga xam ni fi la xale yi di jànge métier damay faral souvent di wax que ne 2012 juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari structure de formation lañ amoon 87 structure de centre de formation professionnelle 2012 ba léegi ñu ngi ci 120 centres de formation professionnelle 120 te boo xamee luy centre de formation professionnelle xam ne du 4 murs rek ak tableau. da nga am ay machines da nga am ay laboratoire am ay matériel am équipement am matière d'œuvre. donc président moo décidé changer loolu pour que ndaw ñi nga xam ne ñoo toll ci wut métier dootuñu nekk rek xale yi nga xam ne jàng nañ français mën nañ wax mën a lire mën a làkk mais duñu mën dara ci seen loxo. mu ne kon damay yokk fu xale yi di jàngee métier. mu décidé. tabax ñeent fukki centre de formation ak juróom démb su ngeen liiru communiqué conseil des ministres wax na leen baral suma loxo ci defar fukki centre ak juróom yi mais defar aussi recasement mécanicien yi ci jam ñaajo mais loolu yëpp parce que lu tax mu bëgg ko def dafa ne xale yi baax nañu jàng tubaab baax nañu jàng ba bu benn niveau bi. mais baax nañu am métier. ah oui métier dafa am solo. métier dafa am solo nit daal day am métier. métier dafa am solo malheureusement nag bokkuloon ci suñu culture. loolu ci suñu histoire la fi ñu jógee suñu ancien président peut-être suñu premier président après les indépendances c'était un poète qui a fait un état fort. ñu am ay hauts cadres. mais tey comme ni ma waxee. suñu économie dafa jublu feneen ñu war a am ay techniciens supérieurs ay ouvriers qualifiés loolu lañ gën a soxla. ci mbay mi parce que mbay mi buñ ci buggee am autosuffisance alimentaire il faut que nit ñi jàngi mbay dem defi mbay. mais ci wàllu secteur secondaire tey am nañ pétrole am gaz. mais su xale yi amul xam-xam ci loolu. main d'œuvre étrangère rek bi ñeneen ñooy ñëw liggéey ko jël xaalis bi yóbbu. parce que loolu mooy xale yi am métier mooy indi industrie bu dox te defe naa kenn mënut a doxal dëkk mënut a développer sans industrie bu baax. tout à fait alors loolu moo tax. moo tax li ñu la dénk dafa metti. non dafa am solo d'habitude dëkk yëpp ñett yi ñu la dénk yëpp dañ koy dénk ñetti nit. mais yi gën a garaaw lañ la dénk emploi formation professionnelle artisanat. oui parce que cohérence la. xam nga tey bari na ay dëkk ci am na ay bari dëkk yu nekk ci Afrique yu ñëw Sénégal. di xool articulation boobu nan la ko président Macky Sall defee. mais li ma wax léegi moo ko expliqué. parce que emploi niche la boo xam ni artisanat du moins niche la boo xam ne nii war na mën a produire ay xale yoo xam ne am nañ xam-xam am nañ métier. parce que tey suñu instruction bi ñu président jox mooy bëgguñu rek am artisan boo xam ni nit ki day toog ci suufu garab yor ñaari clé ñoon non. on va avoir de véritables champions artisanaux. parce que loolu dafay def ñaari mbir. bi ci njëkk mooy dina tax artisan yi commande publique bii ñuy wax ni tey bu ñu soxlaa ay meubles gars yi dem jëndi ay meubles yeneen dëkk indi mais tey suñu artisans yi xarañ boo xam ni mun nañ defar ay meubles yoo xam ni mun nañ ko utiliser fii donc renforcer secteur artisanal boobu dana tax ñaari mbir doom bi ci njëkk mooy suñu artisans yi def ay produits de qualité te commande publique bi artisans yi capté li ci ëpp finition bi te loolu équipement la ak formation donc te loolu
président jox nañu programme boo xam ni 30 milliards de francs CFA 30 milliards masul am ci secteur artisanal parce que dafa bëgg ateliers artisanaux yi nekk ay ateliers yoo xam dañu fay liggéey ay produits de qualité mais beneen chose non moins importante mooy ateliers artisanaux yi dañu war a nekk aujourd'hui des espaces de formation pour les jeunes tey fii xale yi ku dugg école génn wala moto dugg parce que sa papa amul ñu yóbbu ko ci atelier bi mu def fa fukki at mu jàngi métier def fa juróom-ñaari at fukki at mais tey président dafa bëgg parce que lu mu am volonté wax naa centre de formation tey mënuñu xaar dëkk bu nekk quartier bu nekk ñu tabax fa centre de formation pour xale yi mën fa jàngi mais su tabaxee ay centre de formation ci dëkk yi atelier artisanaux yi ñu tànn ci ay champions yoo xam dañ leen di gunge ñu am équipement yu baax am ay espace de formation yu baax xale yi mën fa jàng métier et c'est très important loolu moo tax xale yooyu su ñu nekkee ci atelier bi di jàng métier samedi wala dimanche wala cours du soir dañuy dem jàngi ci centre de formation moo tax ma ñëwaat ci articulation bi formation professionnelle artisanat parce que ñaar ñooñu mooy tax xale bi am employabilité pour mun a am métier après c'est toute une cohérence te tey bari na dëkk yoo xam ñu ngi ñëw Sénégal di xool ci expérience boobu nga xam ni moom la ci Sénégal am parce que objectif tey Sénégal comme dëkk yu mag yi suñu jafe-jafe bu rëy mooy liggéey pour ndaw ñi mais est-ce que possible na ñu dem ba toll ci jamono boo xamee ni donneur d'emploi yi mooy ëpp demandeur d'emploi yi. xaw ma ndax ni ma ko posé noonu la est-ce que possible na fii ci Sénégal c'est tout le challenge c'est exactement tout le challenge bi ñu am. parce que secteur artisanat bi dafa bëri richesse. c'est ça tout est ici ah. mais xoolal fi mu nekk nii rek richesse mais yoonal gi mooy jafe-jafe bi. waaw mais dinañ ci ñëw parce que suñu tàggatee ndaw ñi ñu xam ne fii c'est un secteur boo xam ne parce que dans beaucoup de pays développés artisans yi ñooy gën a li ñuy wax arrivé chez nous malheureusement dañu foog ne arrivé mooy ku yor koom. mais jàpp naa ne arrivé mooy yow nga amal njëriñ sa dëkk tedd mën na suturaal sa bopp ak sa njaboot. donc tey boo xoolee mbas mi nii rek ni fi xale yi amee xalaat am ingéniosité créer affaire ci wàllu masque yi. ci wàllu machine à laver ci wàllu. métier yu bees yi même boo livraison. dañu foogoon ne mais liggéey na. dafa gën a dox sax dafa gën a dox période yi c'est un drame. jaay mburu xam nga xawoon nañ ko fi bàyyi. mais tey jàpp naa ne tey ak li ñu gis nii yëpp suñu organiser ndaw ñi ñu dem jaay mburu boole ci leneen am esprit d'initiative. dinañ mën a dem ba egg foofu. mais monsieur le ministre balaa may dem beneen studio bi fekk fa Eva Tra Adja Bessel Oustaz Papa Anne Mamadou Ndiaye ngeeg internet yi si daal itam xam naa ni am na lu mu bëgg a laaj parce que ba tey ci emploi ñi yore studio yi di defar ay musique ak ñoom seen dëgg la bokk nañu culture waaye ba tey ci emploi la moo tax secteur bi ñu dénk monsieur le ministre Dame Diop dafa xaw a doy waar xeetu doy waar boo xamante ni tey dañ ci bëgg profité laajondoo la lépp et on espère que dina jëriñ sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan ñi yore entreprise yu ndaw yi lu ci ëpp ci seenu xalaat dañuy jàpp ni am na possibilité yoo xam ne ni ñenn ñi ñoo ko mën a am ñi am soit bras long ñi jege ministres yi ñi jege politiciens yi am na ci ñu bëri ñoo xam ne dañuy dem sax ba dañuy tayal di ñëw di sàkku ay financement ak ñoom seen alors que affaire yi mënul dox tant que jàppale wuñu leen itam ci wàllu financement ñiy defar ceraxu ngaay yi dëgg la bëgg nañu qualité waaye bu ñu leen financé wul duñu mën a doxal seen liggéey bu baax est-ce que yéen a ngi xalaat gën a yaatal mbir yi pour que ñëpp mën cee jot. tout à fait man jàpp naa dama koy wax souvent ci sumay émission que xale yi loolu warul nekk frein parce que loolu amul perception la nga xam ne man kat su ma amul ku ma introduire sama dossier du dem malheureusement c'est une fausse perception état rôle am du joxe liggéey rôle am c'est de mettre le cadre jàngal la pour nga mën a entreprendre demal sa bopp et man li ma gis tey en termes de financement su ma jëlee rek benn mooy DER bi nga xam ni moom la président de la République mais DER pour man il y a pas plus démocratique que accès au financement de la DER mais Sénégal aussi pendant longtemps dañu financer ndaw ñi te en amont jànguñu amuñu métier nga ñëw xëy suba rek nekk ne dama bëgg a liggéey ci defar vase jànguloo ko xamoo comporte marché bi nan la demee produit yi nga koy matière xamuloo ko du dem. waaw toppandoo bi it dafay bëri gis nga ki ne def dara mu dox. nga xaaral ma profité ci def ko ndax mu ngi dox. c'est pour ça que ñu bëgg a changer paradigme pour que ni président wax entrepreneuriat xale bi buy dugg ci centre de formation bi mu ne man technicien éclairage laa bëgg a nekk studio métier la c'est métier nga ni man su ma duggee ci école bi lii moo bëgg moo nekk sama projet.
may jàng nan laay defee éclairage mais jàngale ci biir entrepreneuriat mooy su ma bëggee taxawal su ma yëfi bopp su ma entreprise en éclairage nan laa war a def. formation continue lay doon sax. non mais c'est même pendant la formation initiale. ban tey ma ñëw ci centre bi ne dama bëgg a def plomberie su ma paree dama bëgg a taxawal suma entreprise plomberie. mais dañ may jàngal nooy dagg ay tube nooy monter say raccord nooy serrer et cetera mais dañ lay jàngal aussi. entreprise plomberie nan la war a mel ci biti. ba nga xam ni yenn saa yi di nga dem ci marché bi xool plombier yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi. nan la ñuy def ñan ñooy seen client fan la ñuy jëndee fan lañ seen matière première nga xam ni booy génn ci centre bi. am nga xam-xam plomberie mais am nga sa dossier pour wax ne man kat su ma génnee suma entreprise 1 million de francs laa soxla pour jënd éléments yi ma soxla fii mooy nekk marché bi nga xam ni foofu lay dem liggéey yi pour mën a entreprendre. et comme j'ai dit entreprendre aussi doo xëy suba tey rek ji tey mu sax tey nga jëriñoo tey. mais donc loolu mooy changement de paradigme pour que ndaw ñi xam ne. liggéey du toog ci gannaaw bureau. du emploi salarié. du fonctionnaire. parce que malheureusement man je le dis souvent damay tase ak ay xale ay waajur mu ne man sama doom dafa bëgg a dem fonction publique. c'est pas le rôle de l'État joxe liggéey fonction publique. amul du ñàkk ñu fa dem am na ñu fa war a dem mais ñëpp mënuñ fa dem. état lu muy def mooy teg cadre jàngal la teg un mécanisme de financement la ci des nag yaa ko mën a def xam na dañu tàmm nag ne bu ñu bëgg a def suñu fi bopp mais duñ ci def dara. te bu ñu leen lebalee xaalis ñu ci bëri duñ fay. loolu aussi ce n'est pas possible. ça aussi. du ñoom rek ñoo am tort bi le tort est partagé. parce que wax naa ko que ne souvent aussi xale bi su jàngee pare am projet bëgg investir. ñu teg la ay intérêts yoo xam ne attanuloo ko day metti ça interpelle tout le monde président de la République wax na ko que ne suñu banques yi suñu mutuelles yi li ñuy teg ci xaalis bi ñu lay lebal dafa xaw a bëri. mais il faut que ñu nangu ne xale yi xam ne loolu ñuy wax noonu ne su ma amul ku ma jàppale perception la mais c'est une fausse perception. D'accord. il faut que ñoom ñu gëm seen bopp parce que soo amee sa projet yow yaa koy tëgg. mu intégré ko ci sa bopp c'est pas parce que da ngay ñëw rek Fatou Kiné bindal ma projet bi ma ñëw indi ñu jox ma xaalis ça ne va pas marcher loolu moo tax ñun ñu bëgg suñu biir centre de formation yi ndaw ñi di jàng métier bi mais di jàng nooy gérer sa yëfi bopp ba nga xam ne yow ak projet bi dinañ ko mën a défendre benn ngeen di nga ko mun défendre di nga ko mun topp te dañ la wax jafe-jafe yi ci mën a am et coaching bi ne la mun a parce que côté bi Covid bi dama yàlla baal xawee baax tuuti ñun puso sax dañ koy jënd bitim réew. c'est ça wëñ sax bitim réew la ñu koy jëndee n'est-ce pas Evatra c'est-à-dire limite produire ñu dara lépp ñu ngi koy jëlee ci chinois yi. donc bu lépp tëjoo. dinañu góorgóorlu ci wàllu formation professionnelle. xale yi gën génne seen ay talent. ba nga xam ne lu ñu soxlaati fii dañu koy produire. parce que wax dëgg ne xel dafa bari lu Sénégal lu bari ñu ngi koy jéggaani te mën nañ ko am fii ci suñu réew yaakaar naa loolu aussi lu ñu war a bàyyi xel la Pape Cheikh bëgg naa ko laaj benn laaj rek. muy ouverture bi ñu doon wax sànq le 2. surtout lu jëm ci bac technique beeg yooyu ma bëggoon xam rek ndax ndongo yi yaa ngi jaxase point ñu ngi ci emploi ni formation professionnelle. non balaa ñuy def waaw dama comme dañoo bëgg a jox ñu sëmbaxloo ko kon. ñu sorxo ko. ak yooyu xam naa ne emploi bi moom li mu ci nar a wax moom fii ba suba du jeex. ak yooyu te comme laaj yi dafay xaw a am solo. ma bëgg aussi foofu mu faram-fàcce ko ndax xëy na ndongo yi tamit ñi ngi koy bàyyi xel te dama koy bañ fàtte point boobu su ko defee. day xaw a doy waar. muy li nga xamante ne jot nañ ko maanaam jot na leen rëcc est-ce que dinañ ko mën a dabuwaat surtout que ndongo yi nga xamante ni dañu jëm ci examen. waaw ñun particulièrement ci enseignement technique ak formation professionnelle parce que ñaar yu bokkul la. dañoo jege te bokkuñu. bac technique bi ñi ngi ko jàppoon su mbas mi amuloon le 8 juin. d'habitude ñun ñooy njëkk a def suñu baccalauréat. bi mbas mi amee dañu def liggéey ak inspection d'académie yi ñu wax ñu def ay relevé des statistiques lycée bu nekk technique ak centre de formation yi xale yi liñ jàng bi école ubbee ba léegi ci programme bi ñaata lañ ci jàng ak ñaata moo des bi ñu xaymaa ñu ngi jàpp ñi ci formation professionnelle ñu ngi ci presque 65%. ci enseignement technique ñu ngi 60% de progression pédagogique donc ñun jàppoon nañ ne suñu ubbiwaatee école bi weer dinañ mën a jeexal programme yi dem examen parce que du bac technique rek parce que am nañ aussi ay examen et concours professionnel at bu jot ministère de la formation professionnelle day def lu toll ci téeméer ak fanweeri examen ak 40 concours 130 examens et 40 concours muy mobiliser ay nit ñu bëri ak logistique bu bëri may rendre hommage directeur des examens et concours parce que liggéey bu stressant la
bu metti la mais loolu ñun déjà liggéey nañ ci planifier waat examen yi au concours yi en fonction de la reprise du 2 juin may dalal xelu aussi tous les candidats au bac yi nekk Sénégal mais particulièrement yi nekk enseignement technique parce que liggéey naa ci ak suma comme ni ma waxee léegi suma collègue enseignement supérieur ak éducation nationale ñu xool tous les scénarios possibles moo tax ñu proposer président mu valider ko bërki démb en conseil des ministres que mun nañu reprendre incha allah le 2 mais le 2 juin mais reprise boobu aussi dañ ci waxtaan ak tous les acteurs ñu ngi taxawal un comité boo xam ne nii ministère yi nga xam ne yëpp ministère de la santé ministère des transports ministère de l'intérieur ministère des collectivités locales tous les acteurs yoo xam ne ñoo ciy liggéey pour que ñu def benn protocole sanitaire boo xam ne su xale yi dee reprendre dinañ jël disposition yi ci biir école yi pour que feebar bi bañ fa am mais su amee aussi mu bañ a law. voilà dañ koy nar a def ndànk ak ndànk am na itam ñoo xam ne ni xaw nañu tiit ci seen ay doute la ndax ndimbal yi ngeen jagleel entreprise yi ci ndimbalu dund bi état jox na ko ñi gën a ñàkk moyenne peut-être ndax ndimbal yi ci wàllu emploi duñ ko jox entreprise yi gën a mag am nañu ciy am ay doute ndimbal ci wàllu ndimbal yi ni ngeen di jàppale wàllu emploi waaw parce que c'est les boo xoolee ci axe 3 ci kii bi c'est le soutien macroéconomique de l'économie donc entreprise yu formelles yi la c'est vrai que loolu foofu noonu dëgg la ci soutien à l'économie mais ci macro bi la mooy ñi nga xam ne wax naa léegi seen chiffre d'affaires minimum 100 millions la mooy entreprise yu yemamaay ak yu mag yi mais ci ñu ndaw a ndaw yi comme ni ma expliqué léegi am na ñoo xam ni am na ay mécanismes ak ay système de financement décentralisé yoo xam ni ñoo leen mën a war a gunge mais au-delà jàpp naa ne li ñuy wax ci dimbale ci wàllu dund bi man mun naa nekk artisan am dund parce que fa ma dëkk soit maa ngi ci RNU bi soit fa ma dëkk def nañu waxtaan boo xam ni jàpp nañ ne mérité woon naa ko parce que sénégalais la dëkk ci ab gox te ndimbal bi dafa war a egg ba ci gox yëpp donc au-delà des appuis ponctuels yi nga xam ne nii ay prêt la ay gunge ay yombal mais je pense que ci wàllu facture électricité ci wàllu facture ndox ci wàllu dund état dina taxaw aussi ci ñenn ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole may wax souvent dans les émissions que ci lii nii état mënul wuutu ku ci nekk ci ñun ci la waroon mënul def lépp mais jàpp naa ne tey 1000 milliards c'est déjà un grand effort te moo taxoon ma bëggoon rek souvent damay wax ci émission yu mel nii que nit ñi nañ ci rafet njort parce que yéene président mooy ku ci nekk fa nga nekk état am fu mu la féete waaye jàpp naa ne état mun la féete ci lépp mun féete fépp mais c'est le lieu et l'occasion aussi que sénégalais yëpp ñu jouer la solidarité vraiment ñu ngi koy gis nit ñi di jàppalante ci koñ yi ci gox yi parce que loolu lañu xam initiative yoo xam ne yu rafet la mais nañ ci rafet njort rek xam ne ku mu dalul ci côté bi war na la mën a dal ci côté bële mais li ñuy ñaan yàlla li ci des rek lii jóge fii bu gaaw pour que ñëpp mën a dellu ci seen sago dellu ci seen activité économique parce que activité économique mooy indi richesse su activité ak économique amul dina xaw a métti. voilà à condition ñu xoolaat je pense chaîne de valeur bi ci début bi ba ci fin bi parce que taxaw seetlu moo war képp koo xam ne ni rek yaa ngi yëngu ci wàllu emploi yaa ngi yëngu ci artisanat ci domaine yooyu nga xam ne actuellement ñu bëri dañoo jaaxle Eva ñu bàyyi la nga am yoo laaj monsieur le ministre. laata ñuy àggali ci yeneen i ponk. effectivement. jërëjëf Papa Cheikh Diallo monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. di kontaan lool ci jàkkaarloog bu nu jàkkaarloog yow su ma xamoon ne sax nii laa la fiy fekkee danaa jaar ca waa atelier 221 jël seen doléance indi. jaar ca créateur ya jël seen doléance indi ak mboolem tailleur. waaye dafa am loo xam ni dafa taxaw tembe waxu masque yi la gis nañ ne masque yi ñii ñu ngi naan ni ñu koy defee ànd nag norme yi ñii ngi naan àndut ak norme yi. gis nañ ne itam ci këru docteur yi bi mbas mi taxawee xam naa ne ci sunu gëstu rek danoo gaaw am ñoo xam ne gën nañ leen a former gën nañ leen dooleel pour wan leen ne lii moo leen di xaar excusez-moi pour wan leen ne lii moo leen di xaar léegi nag est-ce que mënul woon am ci xale yi nga xam ne ñoom ñooy ñaw masque itam ñu formel ñu leen formation bu gaaw parce que loolu dañu koy soxla ne léeg-léeg bu fekkee ne nit ki dafa ñaw masque boo xam ne àndut ak anam yi mu war a àndal dina ci jëlee sax loraange te masque yi bare nañu ci biir dëkk bi
beneen bi créateurs yi tailleurs yi bu ma ko waxee ñu ngi wax nee nañu bëgg nañoo liggéey ne créateur boo dem ci moom tailleur boo dem ci atelier moom di nga gis ne ca koñ ba mu nekk jël na ay xale di leen dooleel pour jàngal leen métier mais ñoom seen nekkin dafa yombul lool ndax courant bi cher na ndox mi cher na ñaw yi mënatuñu ko génne dem jaayi ko ndax ay jafe-jafe yoo xam ne daal dañuy jànkonteeg moom yëf yi yombul am nag beneen bi dégg naa ko sànq ci sa waxtaan muy ne wàllu formation quartier populaire yi ñun ci la ñu judd waaye bu ñu fa demee léeg-léeg di seeti sax sunu ay doom sunu ay rakk dañuy jaaxle parce que da ngay gis benn quartier entier xale yu bare nekk ci mbedd mi di foo di petit camp te quartier yooyu nga gis pour ñun mënoon nañu en tant que maire lay waxee mënoon nañ ñu fa defal ay centre de formation yoo xam ne fay bi du bare ne léeg-léeg boo waxee centre de formation rek fay daf cay am fay bi du bare waajur bi parce que du am lu mu ko fayee ba ñu mun ñu formel daal ci quartier yu ni mel sunu doom yi loolu bu ma ko waxee damay wax Fass Gueule Tapée Colobane jëm Pikine jëm Ginnaaw Rail réalité bi foofu loolu kon doléance lay doon du sax question dañu ciy dolli rek. tout à fait ndax daan nañu gis tam Pape Cheikh ci CEDEPS yu ñu daan gis yenn centre de formation yi. léegi ñun def nu réer parce que bu ma duggee au niveau de Fass aujourd'hui gisuma ban côté la ñuy former sunu ay ndaw daal. loolu la ñu amoon di ci dolli. mais c'est lu am solo la contribution bu am solo la mu nuyu waa atelier 221 au passage tuuti ak ñi mu àndal ñëpp suñu ay collaborateurs lañ waaw vraiment ñi ngi président gis na leen ci salon bi ñu doon def au mois de mars féliciter leen encourager leen man aussi maa ngi leen di féliciter di leen encourager parce que vraiment ils sont très talentueux du ñoom rek bari na ci biir Sénégal je les encourage et maintenant ci première partie intervention bi mooy ne c'est vrai entreprendre comme j'ai dit yombul il faut nga gëm ko il faut nga gëm ne yow fii nga nekk secteur bi nga nekk dina metti parce que y a la concurrence y a tout parce que léegi àdduna village la li ngay def fii am na ku koy def Paris am na ku koy def Hong Kong am na ku koy def Singapour mais je pense que sa gëm-gëm ak sa originalité mooy tax nga mën a percer parce que atelier 221 pour ne citer que cela xëy na il y a quelque temps kenn miinu leen woon trop mais tey ils sont en train de faire leur preuve aussi bien au niveau national qu'au niveau international donc loolu jàpp naa ne parce que ñun am nañ lu ñu mën a wane am nañ lu ñu mën a def mais comme je dis rek j'insiste toujours pour que ñu mën a def des produits de qualité pour que ñu mën a jaay donc environnement moom day metti toujours mais boo ci nekkee rek benn ndànk par ndànk et puis après yàlla mën na la ci fekk nga réussir. parce que oui beneen aspect bi mooy deuxième partie contribution bi président de la République dafa wax ne dama koy expliquer souvent mais c'est compliqué à expliquer mais dinaa ci ñëwaat moo ne Sénégal entreprise yi fi nekk yëpp. bu weer bi dewee dañuy fay li ñuy wax taxe contribution forfaitaire à la charge de l'employeur entreprise bu fay salaire am ba pare dana jël 3% fay ko état comme taxe régime yi fi jaar yëpp bi Sénégal nekkee Sénégal ba léegi tous les partenaires sociaux dañu doon wax ne xaalis boobu dañ ko war a delloo ci formation ndaw ñi mais kenn nangu koon président de la République mooy ñëw 2015 décidé ne xaalis boobu ñu xayma ko ci 20 milliards de francs CFA. muy taxes yi da koy génne ci budget Sénégal delloo ko ci formation professionnelle. lu mosul am comme loolu aussi bokk na ci expérience boo xam ne bari na dëkk yu ñu wër di ñëw fii di seet si ne mais yéen nan ngeen mën a def ba taxe boobu ñu delloo ko formation professionnelle entièrement. mais loolu volonté politique la mooy li ma wax léegi pour wane ne président dafa bëgg ñu former ndaw xaalis boobu man nekkoon naa directeur général fonds de financement de la formation professionnelle 3FPT. tey ci Sénégal foo dem moo tax ñu démocratiser accès à la formation professionnelle parce que da nga daan dem dëkk yu bëri yoo xam ne xale yi dañuy xëy suba toog parce que jànguñu école génn nañ mais mënuñu def fi formation professionnelle. tey xaalis boobu permettre na foo dem ci Sénégal ci dëkk yi gën a sori ay ndaw ñu jàng école wala jànguñu école mën a dem def fi formation professionnelle am métier. loolu moo tax ministère bi comme ni nga waxee Eva Tra ministère de la formation ci at yi yëpp muy def li ñuy tuddee certificat de spécialité mooy ndaw bi damay nekk ndaw nekk ci koñ bi jàng naa école wala jàngam école bëgg naa jàngi métier. ñu seetlu woon ne ndaw bi bu ñëwee am ba niveau 4e pour nga defi CAP sax il faut nga jàng ba 4e. te CAP moo nekkoon diplôme bi gën a ndaw. président ne
te boo duggee CAP da ngay def ñetti at. président ne loolu dafa gudd. ban yoon lañ mën a jaar pour jàngal xale yi métier ñu taxawal li ñu tuddee certificat de spécialité mooy ndaw bi tey day bëgg a nekk électricien ñu indi ko yóbbu ko ci centre bi ci juróom benn weer yoo xam ne électricité rek lay def. te su paree dina mën a monter ay lampe def ay branchement et cetera. am métier te loolu am métier. nekk électricien. te li ma doon wax loolu ci xaalis boobu 20 milliards de francs CFA yi président dafa ñu wax ne ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci koñ yi di naan ataaye toog ci suufu garab yi ñooñu la xaalis boobu tax mu jóg. mais comme li ma wax léegi xale yi fausse perception bi ñu am man bi ma nekkee directeur général dañu ñëw géejawaay taxaw ci penc bi ne xale yi ñëw leen ku bëgg a jàng formation prochaine nga ñëw bindu. nga bindu ne man maa ngi tudd Pape Cheikh Diallo maa ngi dëkk fii ci jàng naa jànguma fii laa yor métier bii laa bëgg a jàng ci école bii laa ko bëgg a jàngi. ñu am ci mais géejawaay man jàppoon naa ne bañ fay jógee ci journée bi sax du mais. am na xale yu ñëw bindu xale yooyu tey am na ñoo xam ne yóbbu nañ leen fay leen seen jàng ñu def formation. te am nañu métier léegi. am nañ métier donc c'est pour dire que c'est wax d'accord naa Eva Tra suñu challenge ñun tey ministère formation professionnelle c'est pas seulement ñi jàng école ñu gunge leen pour ñu am métier. xëy na parce que man su ma jàngee ba université mën naa décider am licence décider dem jàngi maçon. dem jàngi BTP. mais ñi nga xam ni jànguñu. au nom de l'équité encore sociale jànguñu génn nañ école c'est pas parce que xamuñu dara dañoo jàngul parce que peut-être seen loxo jotul seen gannaaw wala manqué nañ chance wala man ma décidé yóbbu sama doom mu jàngi daara su jàngee Alxuraan ba pare bëgg naa mu jàng métier président ne ñooñu mooy challenge bi tey ñooñu ñu war leen fekk fu ñu nekk kuréel leen def leen par ay groupe jàngal leen ay métier te loolu mooy instruction bi nga xam ni jox naa ko DG 3FPT pour que mu dem ci gox yi ak gox-goxaan yi seet xale yi dajale leen jàngal leen métier. voilà parallèlement noonu la amee itam ñuy kaas surtout borom PME yi ci taxi yeeg ni mu bëree. day ñu am jafe-jafe pour fay seen ay salaire balaa ñuy jox kàddu gi Dieynaba Seydou Ba. waaw je pense que taxe moom réew boo gis taxe moo koy doxal. waaye ñoom nee nañ taxe yi dafa metti donc dañuy am jafe-jafe pour fay seen salaire yi surtout PME yi. waaw mais petite moyenne entreprise yi. mais je pense que c'est quand même raisonnable parce que li ma wax léegi rek. fay taxe c'est d'abord un acte citoyen. parce que boo xamee ne rek yow taxe bi ngay fay mooy tax ñu am hôpital bu baax fii am tali bu baax am école bu baax. donc c'est un acte citoyen. donc yenn saa yi nag dañuy naan taxe yi dafay faral diis tam. waaw mais xam nga kuy liggéey moom loo ko teg mu ne 19 mais je suis d'accord que parce que bu ñu fayul taxes yi aussi lépp lu nga xam ne bëgg nañ ko def ci jënd ay garab ci fay jàngalekat yi ci tabax ay yoon duñ ko mën parce que tamit suñu dëkk foofu la toll dëkk yu mag yi ñu wax ne dañu développé yépp seen taxe moo ñu gën a diis boo demee Amérique loo jënd fay taxe mais parce que ñoom it ci taxe yi la ñuy doxale seen dëkk mais je pense que c'est un acte citoyen il faut que nit ñi di nangu fay taxe parce que bari na ay avantages te lii wane na ko comme ni wax léegi d'abord que c'est un acte citoyen mais en plus dina tax lu mel nii su amee état xam ne kii kat fii la taxoon fii laa ko mën a taxaw. ok ay ci ñu déglu Dieynaba Seydou Ba ci beneen plateau bi. oui Pape Cheikh merci beaucoup di dalal aussi ministre Dame Diop avant peut-être question bi ñu félicité ko ci événement bu ñu fi organisé woon. laata mbas mi ndaxte c'est bien que ministère yu mel comme yi mu yor daal di génne wane seen ay artisans daal di tiitaru parce que loolu tiitar la wane ne bànqaas bi ñu nekk am nañ ci ay wàll bu bari am nañ ci lu ñu ci mën a wane daal di koy organiser na mu waree donc loolu il faut que ñu féliciter ko ci pour aussi encourager ko ci bu ñu génnee ci mbas mi ñu mën a aussi organiser un événement yi ni mel. sànq dafa wax lu am solo ne formation dañ ko nar a dugal ci biir gox-goxaat yi ak ci région yi ñi ngi bëgg tabax ay centre de formation am nañu sax peut-être ay xibaar ministre bi dinañu ko kon dëggal wala mu weddi ko ne am na benn société bu am doole nga xamante ne ay israéliens ñoom ñoo ci nekk ñoom ñoo nar a daal di yor kon projet bi daam projet bu baax la parce que bañ ñu saytoo ci biir gis nañu ne fa ñuy dem di def foofu centre de formation day nekk ay centre de formation yu mucc ayib te ñi nga xamante ni ñoom ñoo cay kon ñi xale yi cay formé wu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci dëkk bi dinañ ci mën a profiter bu baax donc loolu yaakaar naa ne lu baax la mais centre yooyu noonu kañ lay pare ndax tàmbali ngeen liggéey bi wala ci projet dong ngeen toll beneen mbir bi moom mooy préférence nationale dafa mel ni dafa des parce que ci bureau ministère yi yëpp yi ngay dugg président bu mu ñëwee la mu wax mooy ministre yi nañu jënd meuble yi nga xamante ni moom la suñu artisan yi di defar mais benn moment la ñu ko respecté après léegi
bureau boo dugg da nga ciy gis ne que importé lañ fay rek daal di def loolu aussi est-ce que mun nañu xam yan mesure la ñu war a mën a tëral ba yéen ñi nekk ci gouvernement bi ngeen mën ko tamit respecter question yooyu noonu la am parce que yeneen question yu par rapport à l'emploi et tout Pape Cheikh ak Fatou Kiné jël nañ ko en charge merci beaucoup. merci beaucoup Dieynaba maa ngi lay sant bu baax ci question yu am solo yooyu merci beaucoup ci salon international de l'artisanat Dakar bi ñu organisé woon ci mois de mars lu am solo la président de la République joxoon ñu honneur ñëw ubbi ko mu nekkoon daje boo xam ni wan nañ Sénégalais yi ne suñu artisans yi macha allah xarañ nañ te mun nañ liggéey de qualité c'est des moments importants yoo xam ni dañ ko war a def pour wane suñu artisans yi lañ def pour que d'abord ñu mun a am ay commandes parce que c'était pas une foire mais c'était un salon pour leur permettre ñu wane les meilleures qualités les meilleurs produits qu'ils font pour que àdduna bi mun leen xam parce que c'était un salon international nit jóge fu nekk ñëw seet si leen beneen bi mooy centre de formation yi président moo ko waxoon ci discours am yépp bi muy campagne mais bi muy def prestation de serment aussi fàttali na ne dafa bëgg ndaw ñi am métier pour mun a am liggéey muy projet 45 centres de formation professionnelle yoo xam ni département bu nekk dina am benn bon 45 mënuñu ko fukk ak juróom yi ci at bii lay tàmbali incha allah ñu ngi ci liggéey bu baax pour que at bii ñu commencé fukk ak juróom mais en tout cas balaa mandat président di jeex incha allah 45 yëpp dinañ leen tabax bu soobee yàlla mais 45 centres de dernière génération parce que bu njëkk li ëpp ci centres yi ñu doon defar mooy ay centres yoo xam ni dinañ fa jàngale ñaw couture coiffure baax na restauration mais dañu bëgg nag compléter ci département yi ay centres yoo xam ne day orienté primaire orienté secondaire primaire mooy wàllu mbay càmm napp comme ni ma waxee léegi pour que ndaw ñi def ko métier mais aussi ci wàllu secondaire ci wàllu solaire ci wàllu artisanat mais aussi ci wàllu pétrole ak gaz ci wàllu pose cuir loolu ñu ngi ci liggéey incha allah. voilà formateurs yi itam ñu ngi yónnee seen ay questions mais dañuy bàyyi Bessel itam am lu mu laaj monsieur le ministre balaa ñuy delluwaat ci wàllu formation professionnelle vacataires yi itam ñoom waaw jàngalekat yooyu ndax bu njàng mi naree arrêté ba juin est-ce que dinañu am salaire est-ce que dinañu mën a wéy ak seen taxawaay mais d'abord ñu bàyyi Bessel mu am moom it lu mu laaj monsieur le ministre Dame Diop. waaw monsieur le ministre sama doom la Pape Cheikh comme nag d'abord dama lay jaajëfal rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy bijoutier association bijoutier du Sénégal li ma takk yëpp tey local la boo gisee tey comme te dañoo xamoon ne yow la ñuy invité moo tax rek ma daal di sol tey consommé local à 100% parce que bijoux yi ma takk ñoom ñoo ko tëgg nekkul ay bijoux importé ñoom nag question bi ñu envoyé rek moom mooy que ne nan nga fas yéene jàppale leen parce que or bi fi mu nekk nii dafa yokku te Sénégal ku xam Sénégal am na or bi ñu ngi koy jëlee fi nga xamante ne moom mooy Sabadola muy Kédougou nan la ñu nar a def ba ñoom tamit comme te mënatuñoo tukki mënatuñu importer yeneen bijoux yi nan la ñuy mën a def pour ñu jot or boobu beneen bi mooy masque yi bu ñu nee masque yi Dakar am nañu mais dafa am ay yenn ci région yi aussi dinañ ko jot mais bu ñu nee région yi aussi ci village yi lu ci mel ni tey bu ma jëlee exemple ay Mamparine wala ay Dioulacolon des fois oto sax du fa mën a dem te ñu ne ñëpp nañu takk ay masque yow ban jéego nga ci nar a def ba ñooñu mën a jot masque yooyu ñoom tamit ñu mën a protéger seen bopp. Très bien merci beaucoup Bessel Bass ci laaj yu am solo yooyu wax naa léegi que ne. artisans yi dinañ leen jàppale te bijoutiers yi ci biir lañ nekk donc il faut ma féliciter leen sax vraiment remercier leen parce que bi mbas bi amee dañu ñëw seet si ma dajale seen stuut parce que comme ni wax ne mbas mi ñëpp la impacté mais ñu dajale xaalis bu takku ne ñoo ko jàppale Sénégal ci xeex bi loolu nag nekk lu rëy loo xam ne nii vraiment maa ngi ci féliciter seen président recevoir na leen ñu jox ma seen chèque bi nga xam ne moom la ñu contribuer ci mbas mi mais ñoom ay artisans lañ comme j'ai dit tout à l'heure am nañ programme jàppale artisans yi ci wàllu defar masque yi ci wàllu cash transfert am na ñoo xam ne dinañ leen jàppale ci wàllu
liquidité ci wàllu xaalis dinañ jàppale aussi ci kit sanitaire parce que dañu bëgg suñu fiy jógee bu ñuy liggéey masques yi d'abord ñu mën ko liggéey dans des conditions de salubrité mais comme j'ai dit du loolu rek mooy appui am na yeneen yoo xam ne ñi ngi ciy xalaat te bijoutiers yi ci lañ bokk ci artisans yi lañ bokk de manière générale dinañ xool nu ñu leen di jàppale bi ci des mooy masques yi très bien oui ci dëkk yu sori yi waaw loolu moo taxoon léegi ma ni bi ñuy tàmbalee programme bi dañu xalaatoon defar 1 million de masques Dakar ndax suñu partenaire yi bu fekkee dem jënd 1 million de masques rek la loolu moom ça ne m'intéresse pas man en tant que ministre de l'artisanat mais li ci am solo mooy artisan bu dëkk Dioulacolon remplir conditions yi pour defar masque mën a defar masque pour waa Dioulacolon ñu jox ko marché bi mu gagné marché waa Dioulacolon c'est vrai mais nag ñun mënuñoo dem ba Dioulacolon wax ak ñoom mënuñu dem ba Tooki Gaar wax ak ñoom mais dañu am ay bànqaas yi mooy chambre de métier yi chambre de métier moo boot ci région boo dem région bu nekk chef lieu de région bi am na chambre de métier moom mooy boot yeneen chambre yi nga xam ne ñoo nekk ci département yi donc moo tax ñun ne dañ koy jox chambre de métier yi mooy xool nu mu koy organiser ci biir région bi pour que tailleur yi fa nekk mën a defar masque may rappeler encore une fois de plus que objectif bi mooy d'abord ñu am liggéey ci période bi mais en plus que ñi dëkk Dioulacolon duñ ñëw Dakar pour masque tailleur ba nekk Dioulacolon mën a defar masque jaay ko waa Dioulacolon donc loolu mooy objectif bi je pense que normalement je fais confiance au président de chambre de métier dalal naa président union bi tey rek dalal naa président chambre de métier bu Dakar ñu waxtaan ci yu mel noonu mais je fais confiance au président que ne dina egg ci ñi nga xam ne ñoo ko war a defar mais pour que ñoom it ci 10 millions de masques yi di ñëw ñu am ci seen quote-part mën ci dund mën a defar masque parce que ça ne sert à rien que ñi dëkk Dioulacolon soxla masque te masque amu fa alors que am nañ tailleur man jàpp naa ne tailleur bi ñëw lii moo gën a compliqué ñëw masque bu ñu la joxee protocole bi ñun dañuy joxe protocole bi wax na leen masque bi nii ngañ ko defee ak nii dimension bii lay am tissu bi nii la war a mel double face la war a am 3 plis la war a am tissu bi coton la wala lii la donc loolu lañ leen exiger jox leen ko pour ñu defar ko peut-être que aussi c'est à leur tour de comment dirais de bien communiquer aussi mooy chambre de commerce yi nga wax pour que chambre de métier dama jum sax ñoom ñoo war a gën a communiquer pour que tamit askan wi tamit parce que parfois aussi communication dafay poser tout à fait parce que xëy na ñii dinañ xam seen mission lii la mais xëy na communication bi dina des ba nga xamante ne askan bi ñi ci war a jot yëpp duñ ci jot. je pense que également war nañ renforcer communication. c'est très important parce que tey maa ngi lay wax ne dajal naa ak waa chambre de métier bu Dakar président chambre de métier am na lu ma ko leeral loo xam ne xëy na moom xameewu ko woon mais seen président union nationale Issa Dieye mooy président chambre de métier bu Fatick ma koy nuyu au passage mi ngi ciy def liggéey bu am solo. di waxtaan ak ñoom pour expliquer leen processus bi mais comme j'ai dit daal marché potentiel la pour ñoom am nañ chance état taxaw seen wet jox leen liggéey mais am nañ chance pour après am marché fii mais ci bitim réew mais pourvu que ñu def ay masques voilà heureusement que bi bas bi tàmbalee aussi gis naa par exemple waa atelier 221 beaucoup de créateurs yoo xam ne xaaruñu par exemple gouvernement dès le départ dem nañu waxtaan ak ay borom xam-xam ci wàllu kër docteur ñu expliquer leen yan norme la ñu war a respecter pour defar masque yoo xamante ni dina aar nit yi par exemple waa atelier 221 solution bi ñu am par rapport ak certification bi jëlee nañu ko UCAD fac médecine avant même ñuy jokkoo ak ministère emploi ak artisanat et puis à propos des masques jot nañu seq waxtaan ak ki nga xamante ni moo di Saloum Ndiaye mooy coordonnateur projet mobilier national mën nañu ko cee déglu tuuti mu indi ay leeral ci projet beeg ni mu demee ak ki ñu jot a réceptionné tey jii ci bis bi ak naka la ñu koy lawalee surtout ak li ministre bi wax par rapport ak président chambre des métiers ñu déglu ko. waaw projet million de masques mi ngi judd ci waxtaan wu ministre amoon ak ay collaborateurs am ci naka la secteur de l'artisanat bi mu jiite mën a xeexee jàngoro ji di Covid-19 ñu xalaat ni ci xeex boobu li ci secteur artisanat mën a indi bëri na boo xoolee boobu ba léegi nit ñaa ngi secteur artisanat ñi ngi yëngu ci indi ay saafara ci